mbokk yi jaajëfal leen ci ànd beeg programme ITV jéggalu ci yéex tàmbali gi xibaaru njolloor si dal leen jàmm bokk na ci liñ fi nar a waxtaanee di wàllum politique ak mbirum parrainage di wéy di jur coow rawatina ci jongante paluk njiitu gox yeeg gox-goxaat yi mbir mi nag ñenn ñi jàpp ne ab lantinoor la ne dañoo bëgg a wàññi ñenn ci ay mbër yoo xam ne samp nañu seen ndënd ci yile jongante politique. néewu Jacques Diouf ñu koy xaarandi ci alxamisu tey gi bu juróom-ñetti waxtu tegalee ñaar fukki simili ak juróom ci ngoon ki fi nekkoon njiital FAO mi ngi génn àdduna ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août atum 2019 ci bu muy am juróom-ñetti fukk ci ay at ak benn moom Jacques Diouf daañu ko denc ca sëg yu Càkk Njaay ca Ndar Géej tey ci ñaareelu pàccu xibaar yi li ñuy waxtaanee amal ci ab taxaw seetlu nag di ay soxna di ay xale yu jigéen yoo xam ne ñu ngi leen di faral di jëlee ca biti réew ca la ñu sañta bañ yóbbu leen ca Kédougou ñoom ñooñee nag ñu faral di leen jaayloo seen bopp ñoom xale yu jigéen yooyu nekk ca diwaanu Kédougou jafe-jafe yi ñuy jànkonteel daañu ko becc ci biir jotaayu xibaar yi tey di alxamis yemoo ko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2019 bisimila ci xibaaru njolloor. xam ngeen ko ndakaaru ab taw la yeewoo tey ndox bu bëri wàcc nag tey ci guddik àllarba ak alfajaru alxames gi bu 5 heures tegalee fanweeri simili kon bile ndox nag wàcc ci ndakaaru indi ay jafe-jafe askan wi rawatina nag ci wàllum dem beek dikk bi daañ ci dellu si waat ci suñu yeneen i jotaayu xibaar ak reportage bi nga xam ne askan gi daal dinañoo xam ne jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllum dem beek dikk bi. leneen lu ñuy waxtaanee ci bile jotaayu xibaar di néewuk Jacques Diouf bi ñuy xaarandi tey jii nag ci ndakaaru gannaaw nag bu juróom-ñetti waxtu ci suba tegalee ñaar fukki simili ak juróom ci vol Air France la néew bi fas yéene yegsee fii tey ci alxames gi kon levée du corps bi buñ ci noppee daañu ko amal ëllëg ci aljuma ji yemook ñaar fukki fan ak ñett bu 9h ci suba jotee ca morgue bu hôpital principal bu ndakaaru moom Jacques Diouf daañu ko jébbal borom bi ca sëgu Càkk Njaay si ca diwaanu Ndar Géej foofee nag la ñuy jaaree waxtaanee leneen wàllum politique ak parrainage bi nga xam ne ñu ngi koy ruumandaat ci lu ñeel élection jongante paluk njiitu gox yeeg gox-goxaat yi li ni mel nag ñenn ñi jàpp ne ab lantinoor la dañoo bëgg a wàññi ñenn ñi nga xam ne samp nañu seen dënd di ay mbër ci jongante yi le ñeel jongante paluk njiitu gox yeeg gox-goxaat yi kon ñoom ñooy nag la ñu jàpp mooy mbirum parrainage dafa di loo xam ne war ñu koo natt ci yile jongante politique. Omar Kane moo def bi le reportage. doxal parrainage ci élection locale yi ñu dëgmal xel mënu ko nangu loolu di kàddu professeur Amsatou Sow Sidibé ci moom loolu njombe bu rëy lay doon. niñ ko utiliser maanaam ne ay 3 millions yi de parrainage yi benn pàcc moo ko moom ñeneen ñi amuñu droit ci dara loolu benn wax ju rëy la bu grave la. ñu ne parrainage dafa indi ay pression ndax dañu doon bës xolu nit ñi xelu nit ñi pour ñu dem ci benn pàcc bàyyi ñeneen ñi ñu ne dafa amoon ay coup de pouce dafa am yu ñu doon def pour yombalal parrainage ñenn ñi bàyyi ñeneen ñi mais loolu te boolewuma ci sax li ñuy wax doublon maanaam ñu ne yow bu fekkee ni yow yaa mujjee ñëw yaa ñëw après say parrain am keneen ku ko jëloon doo jàll mais parrainage di lu metti loo xam ne dafa tax ba nga xam ne sénégalais yi la ñu bëggoon tànn seeni njiit defuñu ko ci benn côté. pour le moment parrainage nañ ko fi génne. li Amsatou Sow Sidibé wax daanaka loolu la société civile itam wax loolu mënul nekk. parce que mënuñu dem ci conditions yi ñu demee ci élection locale yi d'abord booy xool texte yi. bari na loo xam ne dafa am ay lëndëm ci ni ñuy déposer ku koy saytu ku koy valider boo xoolee également ndëgëm 5 candidats rek la ñu amoon difficulté pour contrôler ko élection locale ay liste la bu fekkee ne am nañu 2000 listes tu vois un peu problème yi muy indi donc jaxasoo boobu mu nar a indi eh bien flou bi mu nar a indi jiixi jaaxaa bi mu nar a indi ci askan bi war a parrainer war a voter
dañu jàpp ne dafa laaj lu ko jiitu d'abord balaa ñu siy dem. dafa laaj ay moyens parrainage aussi moyens yooyu nekk gu fi. buñ ko mënul am conditions yooyu ñu dellu ca ni ñu meloon bu njëkk bañ a indiwaat ay problèmes parce que élection locale aussi élection proximité la. mënul nekk ci kàddu yenn homme politique yi mënul nekk ci yenn membre société civile yi mënul nekk itam ci ñenn ñoo xam ni seen xel dafa màcc ci wàllum constitution ci ñoom dañu war a xoolaat loi bi. ci élection locale yi parrainage bi par commune la ci commune bu ne la ñuy parrainer boo xoolee te dañu ne entre 0,5% la à 1% ou 1,5% en fonction su ko defee nga xam ni loolu dafay lu tuuti bu ko defee nga xamante ni parrainage ba day yomb bu parrainage bi yomb boo pëccëxoo mën naa am parce que ñëpp mën nañu bëgg a bokk looloo tax ba ni ñun ni nañuy yokkaat taux bi ba nga xam ni ñëpp duñu mën a bokk beneen bi ci topp mooy aussi nañu def de telle sorte que parrainage bi tey jii nii ni ñu koy contrôler pour les élections locales nañu xool contrôle bi parce que contrôle bi ñu doon def conseil constitutionnel ay nit yu simple la concerné woon muy élection présidentielle et bii ci gox-goxaan yi la donc contrôle boobu il faut ñu xoolaat ko suñ ko deful techniquement et matériellement du mën a nekk. coow li door ci parrainage yi ñu nar a amal ci élection locale yi di ñëw mu mel ni loi bi faw ñu xoolaat ko walla rekk ñu supprimer ko. Omar Kane ñu àddu ba tey ci wàllum politique ak société civile ñoom ñi nga xam ne dañoo tëddee njaaxaanaay ñoom itam ña ngay àddu ci mbirum politique bi rawatina ci élection palu ko njiitu gox yeeg gox goxaat yi anam nga ñu ko war a amalee waaye itam yabuñu ca la ñu xamle mooy itam dañoo war a saytuwaat doxalin bi ñeel wàllum parrainage waaye itam lu jëm ci wàllum bulletin unique Moundiaye Cissé njiital ONG 3D moom la ñuy teewlu. ñetti weer ñu teg ay experts au niveau de notre institution pour xalaat ci point yooyu mu jëm ci parrainage bi ndax dañ koy téye ndax duñ ko téye bu fekkee dañ koy téye yan coppite lañ ci war a indi mu jëm ci li ñuy wax ni ñuy falee maire yi dafa nekk combat bu Sénégalais yi mus a xeex pour que ni ñuy falee maire yi askan wi di leen faral directement ñu wax ci wàllum bulletin unique gis nañ ne bulletin unique fépp foo xamante ne mu booy xool ci àdduna bi Sénégal ak ñaari dëkk muy Gabon ñoo fi amagul bulletin unique ñoo fi continuer di am bulletin multiple te je crois que Gabon mënoo ko tënkalee Sénégal te Gabon bariwuñu donc et cetera dafa jàpp ci bulletin unique jot na ci Sénégal ça nous permet même de faire des économies ñun société civile dañu war di anticiper di joxe ay xalaat yoo xamante ne mun na jëmale suñu kanam suñu démocratie looloo waral ñu bind livre bi dinañ ko jox ñi ko war a jot yëpp dinañ ko jox président de la République dinañ ko jox ministre de l'intérieur dinañ ko jox acteurs politiques yi dinañ ko jox waa commission cellulaire parce que day permettre aussi dialogue bi gën a gaaw parce que point yëpp dañ ko aborder en même temps. coow li dox ci diggante chambre administrative bu cour suprême ak kuréel gi nga xam ne moom la ñuy woowee union nationale des indépendants du Sénégal bile kuréel nag càkkute fam mooy nu daal di nilal li nga xam ne moo di contrat bi jëm ci wàllum Petro-Tim nga xam ne nag chambre bile moom nag àddu woon na ci kuréel gi nag la mu xamle moo di ñoom bile contrat nag kon am nañ ci gët war nañ cee joxe seen xalaat ci lu jëm ci nilal ko waaye nag yemuñu ca la ñu xam ne nag moo di bu ñu moywul daañu dem ca kanamu conseil constitutionnel ngir seen bébét bi nga xam ne moo jëm ci lu jëm ci contrat bu Petro-Tim ñu neenal ko ñu daal di cee am ci lu leen neex li ni mel nag Youssouf Konté moo ci daal di am ab liggéey daal di koy sekk ak Cheikh Sall ak Omar Kane. atte bu ñu jàpp ni dafa am parparloo ñi ko sakku woon dàquñu sax yóbbu mbir mi ci conseil constitutionnel. loolu waroo ak droit yi nga xam ni moom la ñu jox ci constitution bi parce que droit yooyu dafa ne ñun ñoom moom pétrole bi ak gaz bi ak ressources naturelles ki nga xam ne nag dafa moom kenn waru la mën a laaj lu tax ngay ñëw di laaj ñu doxal yoon ci li nga xam ni daf la concerné kon loolu moo tax ñun ñu jàpp ni décision cour suprême boobu muy ordonnance dafa waru ak constitution bi dinañ ci waxtaan ak suñuy avocat ak suñuy conseil juridique te nag mën nañ ci tax dem ba conseil constitutionnel. waaye kër attekaay bu gën a mag mu ngi xamle ni amul benn sénégalais bi nga xam ne am na sañ-sañ wala dayo bi nga xam ne war na mën a laaj yoon ci teeyaayu bakkenam waaye Ngouda Mboup di ki nga xam ne xam-xamam màcc na ci wàllum constitution moom gisewul ni mel.
li ñuy wax mooy contrat yi boo leen bëggee attaquer tey jii nii day difficile parce que contrat bi ki ko mën a attaquer directement ci tribunal de grande instance la mën a dem bu fekkee les actes détachables mën nañ ko attaquer ñu dem waaye bu dul loolu noonu bu fekkee réunir les conditions juge bi daf la naan man kat mënumaa saytu li nga ma wax parce que le contrat c'est la loi des parties yow bokkoo ci mais lépp li nga xam ni nag maintenant tey dafa tënk li ñuy tuddee la gestion des ressources naturelles boobu day indi loo xamante ni mooy citoyens yi dañoo am gëdd parce que charte africaine des droits de l'homme et des peuples moo jox boobu dayoo population africaine yi ñu def ko suñu constitution suñu référendum ñëw dëggal ko moo tax citoyens yi lépp lu nga xamante ni xaatim nañ ko ci loolu mën nañ ci def ay recours mais à condition que recours yooyu noonu mën a respecter maintenant les voies de droit et les voies de recours. fu mu ne nii kay wax jaa ngi ci diggante naka la ñu war a mën a teggee mbir mi ak naka lañ koy doxalee. ca chambre de commerce bu Ndakaaru liggéeykat ya jamono ji dañoo mer ba futtu la ko waral nag mooy ña ngay joxañ baaraamu tuuma joorim bi ñu dénk wàllum jënd ak njaay Aminata Assome Diatta ne nag dafa bëgg a def ay mbir nag ba dugalaat fa ki nga xam ne moo nekkoon secrétaire général ba di Ali Mboup waral nag liggéeykat ya ñoom nee nañ duñ ci dal jamono ji nag dañoo mer ba futtu gannaaw nag janook taskatu xibaar yi ba ñu doon amal démb ci àllarba gi la ñu daal di fësal la leen naqari. Abdou Aziz Sabali moo yëkkati woon seen kaddu dañu koy teewlu ci micro Amagor Robert Niang. dafa am ay manœuvres yi nga xamante ni dañ koo seetlu au niveau du ministère ak yu demee noonu yu nga xamante ni ginnaaw bi président de la chambre de commerce yóbbee monsieur Mboup à la retraite ñoom dañ ko bëgg a delloo si donc seetlu nañ ni fu mu toll fii personnel chambre de commerce dañ koo sot moo xam au niveau du ministère moo xam au niveau de certaines organisations patronales seetlu nañ ni fu mu toll fii daanaka dañoo bëgg a saax-saaxee le personnel. tey jii lépp lu fi mën a xew ci chambre de commerce lépp lu fi mën a am ci jafe-jafe nañ xam ne ministre du commerce acte bu mu posé bokk na ci. nit ku am 64 ans ci pays boo xamante ni li ëpp ci nit ñi ils ont moins de 30 ans nga ne ko na dellusiwaat ci kër goo xamante ni am na ñoo xamante ni ñoo gën a mën a taxawee liggéey boobu à la limite vraiment c'est rocambolesque dafa xaw a kéemaane daal ci. mu nekkoon kon Cheikh Moussa Kane yore kàddu ñi nga xam ne ñooy liggéeyee chambre bu commerce bu Ndakaaru doon fësal seen naqar leeral naqari ci nag doxalin bi ñeel bile këru liggéeyukaay leneen lu ñuy waxtaanee di kàllaamay wolof ñu koy faral di jëfandikoo rawatina nag ci këru tasukaayu xibaar yi di ko jëfandikoo ngir wasaare xibaar yi ba xam nag anam nga ñu koy jëfandikoo ba xam itam yenn ci ay baatu wolof du nag dañu koy salfaañee ci nag yoon nga ñu ko war a jëfandikoo li ni mel nag ñu daal di koy sampap laaj ci dëkk boo xam ne la ñu fay làkk lu ëpp di wolof gile nu ñu ko war a jàngatee Babacar Touré. daanaka ñëpp a ko seetlu wala sax di ko nakarlu ni ñuy jëfandikoo làkkub wolof ci sunu këru taskaay xabaar yi am na jafe-jafe ci làkk bi wala sax ci mbind mi yenn baat yi dañu leen faral di yàq li ni mel di am sax jeexital ci xibaar bi ñuy joxe. taskati xabaar yi nu leen neex la ñuy jàllale xibaar yi ci wolof muy ci wolof muy ci pulaar muy ci leen dañuy jël nañ ko jotee ci français rek bëgg koo jàllale noonu te làkk yi ni ñuy doxee du benn muy ci wax ji muy ci mbind finalement du ñu dimbale langue yi parce que ñi leen di seetaan du ñu mën a ci loolu jàngee ci comment nu ñuy bindee baati wolof yi. li la lépp nag li ko waxal lenn la maanaam ñàkk a wax mal wala sax ñàkk a xam li làkkub wolof làmboo. nekk na langue boo xamante ni de nos jours ñu si bëri ci reporter yi duñ ko utiliser parce que dañoo dem ba français bi yàq li nga xam ne moom mooy langue bi ñu am problème pour utiliser ko donc voilà moo tax yenn saa yi bon dañuy am problème pour wax wolof bi convenablement. si jamono yi ñu toll dooleeg làkkub wolof si këru tasukaay xibaar yi lu kenn mënul weddi la li ni mel suñu bëggee mu jëm kanam. faw ñu yokk góorgóorlu bi. làkk bi nag moom ñi koy làkk ñoo ko moom ku bëgg a xam nooy waxee mbir da ngay dem ci ña koy làkk waaw su dee loo xam ne nag lu bees la science bi moo ko indi amul woon suñu réew ñu dellu ci borom xam-xam ñu tëgg baat yoo xam ne dana mën a méngoog liñ bëgg a wax loolu nag lañ dul def maanaam ñoom duñ ñëw si université comme li ngeen def ni suñ ko doon def bis bu jot kon day baax. su weesoo wolof bi daanaka làkki réew mi yëpp la ñuy yàq seeni baat li leen nag tax. ba ñenn ñi jàpp ne suñu leen bëggee dooleel faw nu xoolaat nu ñu leen di jëfandikoo. xibaar yi bi ci réew yi daañu dem ca réew France ca Algérie ca Soudan waaye itam dañu koy dooree ca réewu Mali ànd ceeg Ibrahima Camara.
sa réewum Mali moom ab cong moo fa amoon tax juróomi takk der ak benn civil daal di si ñàkk seen bakkan ay nit ñu bari it daal di si am ay gaañu gaañu yu metti ñu teg si it daal di yàq ay jumtuwaayu militaire yu Mali yooyee ñi def jéey ji nag ba di ko bàkkoo muy kuréel bi ñu duppee groupe de soutien à l'islam et aux musulmans muy kuréel buy woote ni dafay jàppale di it dimbali jullit ñi. ci réewum Soudan ñu tànn ngir ñu jiiti nguur gi fii ak nëgë ni muy gouvernement de transition ba daal di nañu waat ci àllarba bi sa Khartoum fukki nit ak benn ñoo si nekk juróom-benn yi di ay civil juróom yi di ay takk der ni ko xaatim bi bëggee te mu dox si diggante civil ya doon ñaxtu ak takk der ya muy gulet ne sa atum 1999 ba nëgë ni tey jii le Soudan mës a am ab nguur goo xam ni du ay takk der kese ñoo ko jiitee. juróom benn weer si tey ba ñu dalee amal seen ñaxtu bi doomu Algérie di ko wëyal donte njiitu réew ma woon di Abdelaziz Bouteflika tekki woon na sax ndombal tànkam ñaari fan ci weeru avril bi ñu génn ginnaaw ba mu toogee ñaar fukki at si bopp nguur gi bëggoon a amaat juróom benneeli mandat ñooñee ne ko du fi dal mu mel na loole dafa yokk xarmi karaw ndaxte boobu ba léegi mu mel ni ñaxtukat yi amuñu lu ñu bëgg. amoon na sax ay woy politique ak i homme d'affaires yi ñu tegoon loxo daal di leen nëbb jant wi ne dañoo àndoon ak nguur boobee doon def naka su dul noonu waaye ba tey jii doomu Algérie yi ñu ngi wëy di wàcc si mbedd yi di ñaxtu mu mel ni li ñu gis doyu leen am ñu gis ne ab ëppal dafa rax ci mbir mi. Emmanuel Macron di njiitu réewu France nar a dalal Boris Johnson di premier ministre bu Angleterre tey ci alxames bi muy reerandoo ak moom di waxtaan itam ci lu ñeel Angleterre ak naka lay def ba génn ci mbootaayu réew Europe bi di Union européenne moom Boris Johnson njëkkee woon na sa Allemagne gise woon ak chancelière bi di Angela Merkel xamal ko ni ngir Grande-Bretagne génn ci kuréel boobee ñu koy duppee Brexit lu mën a ne la waaye ci kaw ay waxtaan. suñu jàmbaaru bés bi tey mi ngi wuyoo ci turu Madiop Amadou Boy ñu gën ko xam ci Pape Boy moom nag ndékki lay jaay ca Médina rue 25 naam ne sax mi ngi dund ak jàngoro bi nga xam ne moo di jàngoro diabète waaye nag li ni mel terewu ko nag mu ci daan dooleem ngir mën a dundal njabootam sekk na waxtaan ak Youssouf Konté. man mënatuma peut-être dama maintenir nii rek parce que fi mu nekk dama xaw tawat bu baax. tàng yi day métti bon bu ci itam xaw na am vision bi wàcc na gisuma bu baax donc damay taxale te moo ni de moom ci boppam mooy xëy bis bi yàlla sàkk wutali place bi muy jaayee ndékki di fa wut li muy dundalee njabootam Madiop Amadou Boy lay wuyoo ñu gën koo xam ci Pape Amadou Boy mu toll ci juróom-benn fukki at tey mooy jaay ndékki ci ñu ci gën a bëri ci ñuy liggéeyee ci jaabu Tilène Pape Boy di wax ni mu àggee ci njaay mi. man bi communauté rurale laan liggéeyee mais depuis 2001 dafa tëj soxna si nag da daan jaay banque l'habitat ak building communal may dem di ko jàppale ay midi yooyu loolu moom mu dugal ci restauration bi mu après ñu ñëw fii di jaay ndékki jaay añ. depuis ban jamono. bon jaay ndékki bi presque mën naa ni depuis 2007 ñu ngi koy jaay fii maa ngi si buntu kër gi. buy jaay ndékki mbégte ak cawarte la ciy àndal donte ni mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe ci liggéeyam. ndax su ma jaayee ba fay mbuur rek amatuma xaalis. boo fayee mbuur ngay liggéeyal boo fayee mbuur rek parce que yow li nga si dugaloon presque liggéeyaat moom mën naa ni sama bénéfice mooy loolu. mu fekk baax ci Dakar Plateau tey muy dund ci Médina ak njabootam ak yaayam mu doon liggéeyee ca communauté urbaine waaye mu mujj ci génn ci ab départ volontaire mu mel ni sax li mu am ci départ volontaire boobule bokk na ci li ko gën a marqué ci àddinaam. moo gën a neex. posé nga ma question boo xam ni li ma gën a neex moom ngaa bare na. xanaa bu ñu fay suñu xaalis départ comité urbain ñu ngi fay 5 millions et quelque daal dañu fay c'était en 2002. Madiop Boy di ab borom kër boo xam ne dafa jege njabootam loolu sax tax na ba mënul fàtte doomam bu mu ñàkk ci atum 2014. sama doom bi gaañu parce que dafa ba réer ñetti fan ñu koy wër 4e jour bi lañ ko gis nekk te géej la lam il n'avait que 24 ans 2014 la gaañu amoon na yërmande si yaayam trop doomu yaayam la woon doom ñu baax la woon amoon di nga am doom balaa nga koy xam mu gaañu balaa nga koy xam mu gaañu
man mii tax xaw ma ko woon mais bi ma gaañoo lañ xam mooy kan. njabootam bi nekk fi tey ñoom ñoo ngi wéy di keru ci seen baaxu papa. day toog di kaf ak ñun di foow ak ñun di reetaan ak ñun moom daal papa boo xam ne moom buy joxe exemple la ci biir këram macha allah ñun daal amul ñun suñ papa duñu wax ci moom dañ koy bàyyeek yàlla bàyyi kook ñun loolu daal lañ koy ñaanal. bëgg na njaboot trop wax dëgg yàlla parce que bëgg njaboot a waral li mu nangu nii moroomam ñu am kàttan doole sax nanguwuñ ko li mu nangu nii di ko def nii am na jeunes yu toog amuñu dara jàppuñ dara mais nanguwuñ ko li nga ko gisee nii noonu la mel fii bu waxee sax xale yee koy waxloo waaw wax dëgg yàlla caatam mi moo koy laqal di ko waxloo waaye bu du loolu sax kenn du ko dégg waaw. Madiop Boye di dund ak feebar bu metti depuis 2002 waaye terewul muy wéy di xeex ngir aar njabootam yéenam bu gën a rëy moo di mu gis ay doomam dund ba tekki. nataalu Madiop Amadou Boye ak Youssouf Konté dañuy bàyyeekoo Médina rue 25 dem wutali ca penkook réew ma ca Kédougou foofee nag la ñu fay waxtaanee di ay soxna di ay xale yu jigéen yoo xam ne dañu leen di faral di jëlee ca biti réew indi leen foofee nag ca gox ga ca la ñu sañta bañ di leen liggéeyloo ñenn ñi sax ñoom ñu xam le ne dañ leen di jaayloo seenu bopp ñoom soxna yooyu nag di jànkoonteel ay jafe-jafe yu tar ci seen dund foofee ca diwaanu Kédougou ñu ngi ko dénk Kédougou ku ko wax xel daal di dem ci naka la ñuy jëfandikoo or ba loole ànd ak leneen ay soxna yiy jaay seen bopp daanaka jóge ko fu ne suñ fa yegsee nag faw rekk ñu fay 1 million wala li ko ëpp ndax ñu mën a moom seen bopp te moom seen bopp boobee sax am na ay coono yoo xamanteel dañ ko cay dundee. Le travail c'est prostitution, mon travail ici c'est prostitution. jaay sama bopp mooy sama liggéey dafa am benn waay bu ma indi fii daal di may dikk ab liggéey ak ay tubaab wante dara nekku ci woon dëgg te liggéey bi may liggéey nii dama ci am bis bu nekk lu toll ci 2 junni wala 3 junni te il fallait que ma liggéey ndax dama waroon jox waa ji lu toll ci 1 million te xas naa ko def ba pare. Personne l'a amené moi venir ici. Les personnes l'a amené moi venir ici, reposez-moi il est parti. dafa am benn waay bu ma fi indi ba pare daal di ma fiy bàyyi maa ngi fii lu tollook 3 at te li may liggéey mooy jaay sama bopp dañ ma diggoon ab liggéey ak ay tubaab waaye bu ma yegsee Kédougou nag mun ma woon wax kàllaama bi daanaka comprendre ma woon dara te xamuma fi woon kenn liggéey bi may liggéey nag dama koy liggéey rek ngir mën cee génn. Ouais, il va te donner l'argent 1 million. loolee tax ab mbootaay mu ëmb ña cosaanoo ca Nigéria daal di fay juddu ndax mën a indi gàllankoor ci doxalin bile. Quand il amène ici, il dit pas les filles que ce qu'ils vont venir faire ici. ñoom trafiquants yi suñuy indi jigéen ñi fii ci Kédougou duñ leen wax lan lañ fi war a def suñ fi yegsee nag si lañ leen di forcer ñuy jaay seen bopp mu doon loo xam ni metti na trop ci jigéen ñooñu looloo waral ñoom dañuy ñëw saa su nekk duñu wax li nga xam ne rek moom moo leen naqari moo tax dañ leen di pousser ñuy fay 1 jàpp 2 millions. Ici, il faut qu'ils paient 1 million 500 ou bien 1 million 200 ou bien 1 million. dolleeku ca loole ONG La Lumière lëkkaloo ci ak OIM ak ñeneen ndax xeex ba gën a tar. ki leen fi indi dafay nekk sous forme de contrat moral ndaxte nag ci réseau la ñuy nekk xale bu jigéen bi ci fi indi bu ñëwee ba dugal ci métier bi dañu la teg ay menaces yoo xam ne menaces yi du yem sa personne physique fii rek mais même say parents ya nga xam ne nekk Nigéria menace bi dafay àgg ci ñoom su ko defee pour nga dénoncer leen day métti ci ñoom parce que dañuy ragal dénonciation bi parce que dañuy xam ne dénonciation bi di ci ñoom rek mais même seen parents fële sont exposés à des menaces donc loolu moo tax léegi pour ñu identifier leen jafe na mais nag en collaboration avec la police et la gendarmerie ñoo ngi ci def ay jéego yu baax yoo xam ne ba pas plus tard que 2 at yu weesu rek jàpp nañ ci 2 yoo xam ne mën nañoo wax ne ñoom sax ba léegi ñu ngi prison. mbir moomee jële ay xale yu jigéen ca Nigéria wala ci yeneen réew indi leen fii ci Sénégal rawatina ca diwaan bu Kédougou ma ngay gën di yaatu ñoom ñépp nag ca jaay seen bopp la ñuy mujje ndax kàllaama gi duñ ko dégg waaye beneen jëmukaay duñ ko am seen ay këyit sax ñu koy faral di jël ba tax na saafara bu gaaw lañ cay sàkku laata rekk mbir moomee di gën di jéggi dayoo.
Yane Demba Tine yegg si ci ponk bu mujj ci jotaayu xibaar yi li yéenekaay yi xëy fësal tey dañu ci ànd ak Cheikh Sall. alxames ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2019 mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir yéenekaay yi dañ koy doore ak l'observateur Vox Populi ñoom ñu xëyee ak jéey ju doy waar joo xam ne moo am ci diwaanu Wakaam gone ko jigéen gu amoon ñaar fukki at ak ñaar moo daanu ci ñetteelu étage ginnaaw bi nga xamante ni bii moom moomee bu ñu sukkandikoo ci l'observateur dafa amoon ay jafe-jafe ci biir appartement bi mu nekkoon maanaam buntu ba daa tëju ci ginnaawam mu amoon yéenay génn tax mu tàgg sa ñeenteelu étage ba bëggoon a jëm sa ñetteelu étage ba foofee sa kanamu immeuble ba yàlla dogal buum ba mu takkoon buñ sukkandikoo ci enquête bi nga xam ne gendarmerie ubbi na ko daal di dog mu daanu ci ab oto ginnaaw ba la ñàkk bakkanam ñàkk bakkan goo xam ne nag buñ sukkandikoo ci ñi nga xam te ni bii ñoo di ay jegeñaaleem di ay dëkkandoom li ko waral moo di yéex a teew ñi nga xam ne ñoo di sapeur pompier yi ndaxte am na fa lu toll ci ñeent fukki min ak juróom te kenn wàlluwu ko ñi ko doon taxawu kay ñoo di ay dëkkandoom waaye ñoom ñii ñu ngi wax ni ndaw si dofut te jinn jàpp ko maanaam mënta xaru benn yoon. enquête yéenekaay moom li mu xëyee moo di lu ëpp boppub Sénégal yu bëri moo di ñi nga xamante ni bii ñooy faatu nekk ci l'hôpital yi te seeni néew kenn xamul fu mu bawoo buñ sukkandikoo ci gëstu bi nga xam ne def na ko ci atum 2018 toll ci ñeent fukki néew ñoo nekk ci hôpital yi te kenn xamul seeni mbokk Ibrahima Diassé di ki nga xam ne mooy taxawu sëg yi nekk ci Yoff ñoom ñu waxtaan ak moom mi xam le ne bàmmeel yi ñuy bokk amul leen loo xamante ni bii ñaawteef am na ci coow jub ci beneen wàll gi procureur Serigne Bassirou Gueye moom di wax ne képp koo xam ne mu ngi jubal xalaat ne ñi nga xam ne ñoo di néew yi yoon da ko jébbal médecins yi ngir ñu def ci liggéey na wane ay preuve ci loolu muy wax Mohamed Gueye moom mooy président ñi nga xam ne ñooy taxaw yooyu lay néew di wax ne lu toll ci juróom-ñetti téeméeri néew la ñu denc ci atum 2012 ba léegi te kenn xamul seeni mbokk source a moom it dikk ci lu doy waar ci pont wu Hann bi nga xam ne moo nekk fii ci diwaanu Ndakaaru ay samba booy ñoo taxaw sa kaw pont ba dogaale képp koo xam ne moo fa doon jaar foqati lépp lu ñu yoroon nangu seeni takkaay seeni téléphone ak xaalis bi nga xam ne moom la ñu amee woon loolee nag ñu amal ko ci guddik démb diggante ñaar fukki waxtu ak benn oto bu fa jaar ñu dogaale ko ubbi say buntu foqate li nga yoroon dem seen yoon yor ay jaase ki paaka waaye tamit ànd ak seen doole ju bari libération moom ci scandale bu ñu xamle woon ci wàllum nationalité moom la xëyee di wax ne ab enquête la ñuy ubbi ngir association de malfaiteurs ak ñi nga xamante ni bii ñooy defar yooyu les nationalités te tegewul ci yoon muy wàllum corruption wàllum guerre ak wàllum blanchiment d'argent lépp la ñu xëy becc ci boobu lay yéenekaay les échos moom agression sexuelle la xëyee ci cité Fadia benn ndaw si jigéen gu doon liggéey ci benn appartement la rakku ka nga xam ne moom la doon liggéeyal sàkku goo xam ne nag bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi mooy da ko naxtaan ba jàpp ko da ko fekk muy liggéey mu ne ko defaral ma café ma naan bi mu koy indil café ga sa la jàpp sa loxo ba jaay ko doole futti ay sëram yegg ci kawam ginnaaw boobee nag la ay mbokkam bëgg a dem ci kanamu yoon ñuy bëgg a naxtaan di waxtaanee mbir mi moom moomee nag mu ne pëcc daw abbu ay bagaasam kenn gisu ko ba jamono ji loola waral nag police bu Parcelles Assainies jamono ji ubbi nañ ci ab enquête La Tribune moom ab laaj la xëy sampu di laaj ñi nga xamante ni bii ñoo di nekkoon ay parpolo Macky Sall nekkoon ay ministre am jamono ji fan la ñu fare kenn gisatu leen Pape Abdoulaye Seck Diène Farba Sarr Manick Ndiaye Mame Thierno Dieng ak Maïmouna Ndoye Seck ñoom ñooñee xëy réer mër ci bëtu Sénégalais yi kenn séenatu leen laaj samp ci ñoom ñooñee ci lan la ñuy yëngu jamono ji ñoom seen yëngu-yëngu muy société civile bi jamono ji xam nañu ko ñoom ñuy xëy di àddu ci coppite yi nga xamante ni bii bëgg nañ koo amal ci parrainage bi buñ sukkandikoo ci professeur Ngouda Mboup xam-xamam dafa màcc ci wàllum droit constitutionnel mu ngi wax ne réewum Sénégal conseil constitutionnel mënta am mën ak lëmmoo ci li nga xam ni moom lay saytoo élection yi Kasmir Demba Cissé moom li mu xamle moo di amul kenn koo xamante ni bii mën ngaa am ak ceetu gu mat a mat ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu bëgg a jëgmal loola waral nag ñoom ñuy ñaan ñu randal ko amal ko ci beneen anam. mu ngoog mbokk yi fii la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi jaajëfal leen ci ànd beeg programme ITV xibaar yi day wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.